li ci yéen kaay dañ ci ànd ak Barthélémy Ngom. dal leen jàmm màggal gi ci atum ren ji démb lañu ko doon amal mu di téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benneelu édition bi daanaka yéen kaay yépp a ko xëyee ni ki tey jii Le Soleil gis ne amal nañu ko ci jàmm ci ay ñaan donte sax tàngoor gi metti woon na lool ca Touba teewul taalibe yi ànd ak dogu ci seeni ziyaar Sud Quotidien it noonee la gisee ay ñaan ak it jaamu yàlla ca Touba ni ki démb ngir màggal Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul sama naataango gis ne grande mosquée ga ca dëkk bu tedd ba fees del la defoon démb ak i taalibe La Tribune ne lépp ci mbégte mi Bamba fépp kilifa ya ca Touba kontaan nañu Les Échos jàpp ne ngëm gi ci Bamba mujj naa gagné lii di Covid 19 bi ndax doguy taalibe yi ci geneen wàll Walf Quotidien gis ne respect bi waroon ci mesure barrières yi doonoon na lu jafe dem sax ba yenn ci taalibe yi faaleetuñu masque yi enquête moom ñàkkum ndox ga ca Touba moom la xëyee ci jamono yu màggal bi mu gis ne doonoon na problème bu rëy gox yu bëri foofee ca Touba amuñu woon ndox muy lu metti loo xamante ni taalibe yi dund nañu ko enquête ne mbir mi du fi yem ndaxte am na ab plainte bu nga xamante ni def nañu ko jëmee ci OFOR bi ngalloo ndox mi ca Touba googa ndoxu taw bi yàq na fa lu bari màggalu ren ji dafa yemook nawet bi tax ay quartier yu bari dañoo inondé ay téeméeri kër ndox mi nangu na leen yéenekaay bi di L'Observateur ne ña dëkkee ca kër yooyu màggal bu metti lañu dund beneen ab problème bi ci màggal gi di accident yi ci yoon yi fukk ak juróom-ñaari bakkan rot nañu ci yoon yi bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di La Tribune yéenekaay bi di L'As feelu ko ne màggalu ren ji daal amoon na affluence ga maanaam ay nit ñu bari waaye nag bari woon na it ay problème njiitu réew mi moom ci wàllam yéenekaay bi di Soleil ne joxe na addiyam ñaari titre foncier la jox Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di xalif général des Mourides Aly Ngouille Ndiaye ak Abdoulaye Daouda Diallo ñoo ko yóbbul benn titre foncier bi ab terrain wu 4 hectares la bu nekk ca Mbacké Xewar ñu war faa def juma ak complexe islamique beneen titre foncier bi dafa jëm ci jumaawu kër gu mag ak lépp la ko wër ba tey ci lu ñeel màggal gi ci atum ren ji yéenekaay bi di Soleil ne Tiwaawoon desu ci gannaaw xalif généralu Tijaan yi joxe na wàllam ci mbir mi fukki nag la joxe fukki tonu ceeb ak juróom fukki carton dëwlin loolu nag ba tey ci bi ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di firndeel déggoo gi diggante Tiwaawoon ak Touba sama naataango sax di fàttali téeméeri millions yi nga xamante ni xalif général des Mourides joxe woon na ko ngir rek liggéey ya ca grande mosquée bu Tiwaawoon ñu jóge Tiwaawoon dem ca Medinatul Salaam ga ca Mbuur ak yéenekaay bi di L'Observateur mi ñuy jox ay xibaar ñeel màggalub soxna Aïda Diallo di soxnaas Cheikh Béthio Thioune Gawoon ngaa bu la bëggoon a màggalee ñu jëlee ko fa mu dem Medinatul Salaam foofu it préfet bu Mbuur daal di ko confiné tere ko ndaje ci mbedd mi yéenekaay bi ne démb dey soxna Aïda Diallo dafa solu ba jekk nanu ko xamee jesner bu weex tàll la sol bu amee borode ci baat bi naka noonu mu daal di génn bokk waxtaan ak ñenn ci ay taalibeem ña fa nekkoon berndeel leen miswi géléem ba noppi nag ne leen li xew yépp Cheikh Béthio Thioune waxoon na ko di cérémonie officielle bi tey wante bu ren bi dina wuuteeg ni mu daan demee lim bu néew ci nit ñoo koy teewee ndax jamonoy mbas mi ñu nekk askanu ñaa gis nekk ca diwaanu Ziguinchor mere lool seen sous-préfet ndax nee nañu daf leen di teree dund mënatuñu amal benn xew ak lu mu mën ci doon tax ñuy sàkku ñu jëlee ko fa. bitim réew di Soumaïla Cissé moom nag ñi ngi koy xaar ca Bamako nag tey ji opposant boobu nekk ca Mali nekkoon fa tam premier ministre fanaan bi ca Gao gannaaw biñ ko bàyyi woon juróom benn weer ñu daal di woon ko këf tàggat yaram ki tàggat sunu gaynde football yi Aliou Cissé fësal ay mbébétam ci match xarito yi Sénégal war a amal digganteem ak Maroc ak digganteem ak Mauritanie gunéem yi nag ñi ngi wéyal seen i tàggatu ci réew Maroc daa ngeen dégg Aliou Cissé ci xibaar yi daañu teg chronique culture bi jeexale ak li ci yenn kaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su leen ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène ànd ak Abdoulaye Diop ci machine bi mbokk ñi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benneelu màggalu Touba tey nag la yëpp di jeex ak lii di cérémonie officielle bi ñu jàpp ko nag bu 1h jotee di 13h waaye ren nag dina wute ak na mu daan demee ndax bi yoon nee nañ daal nit ñi yem ñoo koy teewee Serigne Bass Abdou Khadre nag mooy yëkkati kaddu ngir daal di jottali kaddu yi xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ci gouvernement bi nag di ministre de l'Intérieur moo nar a jiite délégation bi nga xamante ne kon ñoo nar a teew ca Touba lu jëm nag ci wàllu këru tasu xibaar yi ñoom nag signal bi la ñuy jël kenn du teew dañuy def signal rek su ko defee ñu daal di koy reprendre bu ñu sukkandikoo kon ci communiqué bu njiitu commission culture et communication bu màggal gi daañu ci ànd ak yéen ci cérémonie officielle boobule bu ñu jotee. wax ci brigade mobile douane bu Kaffrine ñoom nag ñu teg loxo ay garab yu baaxul toll nag ci lépp 400 kilo muy nag garab yoo xamante ne buñ koy xaymaa ci wàllu xaalis toll na ci 10 millions nga ko juróom-ñett leerale ko Ndiaye.
mu toll ci ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn kilogramme ci ay garab yu bon moom la douane bu Kaffrine teg loxo bi ñu ne suba la ñuy màggal benn woto berline bu 5 places moom mooy yeboon garab yu bon yooyu ñu jàppee ko nag ci biir Kaffrine gannaaw nag bi mu doon jéem a rëcc xëtt mbedd mi jëm Escale ci la mujj ngiroo ba douane ñëw teg ko loxo garab yooyu nag bi ñu ko xaymaa ci sunu xaalis toll na ci fukki million ak juróom-ñett ak téeméeri junni ak fukk ak benn ak ñeenti téeméer rax ci dolli ci bis boobu sax douane bu Kaolack tamit teg na loxo lu tollook juróomi téeméer ak ñeent fukki kilogramme yamba ci dëkk bi di Kër Socé di fàttali nag ci semaine bi ñu génn tamit ñaari tonu yamba ak lu tekk douane bu Koungheul jot na ko teg loxo lu ni mel nag di wund ne diggante Kaffrine ba Kaolack sele ba yoon la ci yenn ci sambabo yi nga xam ne li ñuy dooma dugal lu demee ni Sénébar ak ay garab yu bon ci askan wi waaye saa su ne douane day mujj di gàntal seeni pexe Kaffrine Omar Ndiaye RFM. rajo askan wi. wéy ci xibaar yi wax ci leneen mu jëm nag ci askanu ñaagis nekk ca diwaanu Ziguinchor ñoom nag mer lool li ñu def ki numéré di sous-préfet ba ndaxte nee nañ daal fi mu toll ni sonn nañ lool maytu leen ñu amal ay ngénte ki takk wala bokk ay dëcc lépp lañ koy aaye ba ci sax taal musique yokk ko len nag nee nañ mënatul a wéy tax sax ñu amal ab toogaanu ñaxtu nag démb dañuy déglu ki yoroon seen kaddu Jean-Baptiste Biagui ci micro Lamine Ba. ñun population Niaguis ñoo décidé am ndaje ak taskatu xibaar yi population wu Niaguis muy population bu nga xamante ni crise Casamance daf ko impacté lool mu yàgg dund métit di yàgg tëdd ay 17 heures di reer 16 heures ñu dund loolu depuis ay année 92 ñu ñëw depuis daanaka léegi ñaari at mu am sous-préfet bu ñu fi indi ni koy naan Charles Biram Faye bu mu ñëwee nag mu gën a yokk nakar population bi moo tax tey ñun ñu jóg mooy nakar bi nan la ko accentuer ni mu defee nakar bi moo di sous-préfet bi bu mu ñëwee ba tey ku bëgg a def ngénte mu ne la doo def sonorisation ku bëgg a def mariage ne la doo def sonorisation ku bëgg a def communion ne la doo ko fi defee ma ne ku amoon uffeur sax si seen biir néeg ngay déglu sa son di feexal sa xol di déglu musique di feexal sa xol sous-préfet yoon di fa ay alkaati ñi mu ne nga arrêté ñu gis ko si benn organisation bu fi ñëw ñu koy naan Dindi Yirwando bu fédération Dimbaya bëggoon def benn émission rajo sur l'importance de l'état civil mooy kayitu njuddu xale yi njëriñoom si dëkk mu teree leen ko ne du ñu def sonorisation ak yeneen donc ñun tey population de Niaguis ndaw ñi jigéen ñi paa yi ñun ñoo ñëw tey woo taskati xibaar yi ne ñun lenn na lañ bëgg lenn rek lañ bëgg mooy Charles Biram Faye nañu abal suñu dëkk. mu nekkoon kàddu yi Jean-Baptiste Biagui doon wax ci turu askanu Niaguis ci mbir moomu nag kiñ ci tuumal di Charles Biram Faye di sous-préfet bu Niaguis Lamine Ba jokkoon ak moom waaye moom daal nee na bëggut a addu ci mbir moomu wax ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu génnee seen i kër ca Terme Sud nekk ca Wakam ñoom nag li ñu bëgg mooy ñu daal di càmbar mbirum logement yooyu leeral mbir yéen mu demee parce que daal ñoom gëm nañ ne am na loo xamante ne lëndëm na ci mbir mi tax ñu bëgg ñu daal di koy leeral Mamadou Marba. collectif yi dañoo mer ba futu nee nañ autorité militaire yi leen génnee ñoom ci seen bopp dañ leen war a auditer Alassane Anne mooy njiit li amuñu kër ñoom ñaata kër lañu yor amuñu ay verger amuñu ay ranch amuñu ay damane ñooñu aujourd'hui damay laaj sax état du Sénégal ñoom ci seen bopp ñu jël leen auditer leen parce que fu ngeen jógee naan nañu auditer ou bien nit ñi nañu def seen déclaration de patrimoine ñooñu ñoo war a njëkk a def déclaration de patrimoine parce que li ñu gérer ëpp na ay milliards. buñ sukkandikoo ci ñoom Terme Sud Comico moomu ko waaye état bu Sénégal moo ko moom. Le terrain est un terrain privé de l'État. Ce n'est pas un domaine militaire comme ils ont tendance à le dire. terrain bi terrain état la état moo ko moom morcelé ko di ko jox ko commun des Sénégalais di ngeen dem tey ba gis un civil un marchand de Sandaga bu fa am bàyyi war a ñëw jël terrain. DIRPA mi amaloon conférence de presse altine bi ci affaire boobu collectif bi ne yoonam nekku si ndax lii mbiru civil la. Mamadou Oumar Ba démb ci sunu xibaar yi kii di Maître Doudou Ndoye nekkoon ministre de la justice yëkkati kaddu xam ne noppi na sol dàllam ngir dox tànku jàmm ci coow li dox diggante magistrat yi ak ministre de la justice loolu nag gannaaw bi nga xamante ne ministre de la justice dafa jël dogal yóbbu njiitu UMS di mbootaay gi magistrat yi Souleymane Teliko ci kanamu conseil de discipline bu conseil supérieur de la magistrature kon coow li nekkul seen diggante jamono ji Maître Doudou Ndoye ne da ci dox tànku jàmm di loo xamante ne
kuréel gi seetu ak yelleef doomu aadama Amnesty International rafetlu na ko waaye kii di professeur Amsatou Sidibé di juriste moom nee na mbirum yoon la te yoon war na mën a lijjanti mbiram Fama Dione. professeur Amsatou Sidibé bëgg mbir yi leer coow li nga xamante ni moo tax diggante ministre de la justice ak waa UMS jarul ab médiation lu waral kàddu yooyu nag mi koy leeral. góob ma ni am na ci place parce que normalement justice bi dañu am seeni mécanisme yoo xam ni seeni ay sart yu ñu tëral ba nga xam duñu soxla keneen ñëw ci biir pour di ko organiser n'est-ce pas te man mënuma comprendre que constitution bi ne séparation des pouvoirs maanaam gouvernement dafa am député am magistrat yi nekk fi ba pare gouvernement bi di ñëw di dugal loxoom yenn façon dugal loxoom ci mbirum justice bi. directeur exécutif bi Amnesty International mel ni ku koy weddi Seydi Gassama jàpp ni lépp loo gis waxtaan lay mujjee te Doudou Ndoye war na mën a indi ab solution ci coow lii. médiation lu am solo la. da mun na tax ba xeex bi jeex parce que xeex bi daanaka du ci intérêt Sénégal xeex bi su amee c'est clair que Sénégal di ci am ndam moo tax ñun dañuy xalaat ne ku mel ni Doudou Ndoye bokk ci. juriste yi gën a respecté ci biir réew mi nekkoon ministre de la justice je crois que moom am na crédibilité pour tey def médiation boobu. bu yàggul dara SYTJUST moo amoon grève ci kanamu ministre de la justice fi mu nekk nii nag guddi yi nag UMS di mbootaay gi ëmb magistrat yu Sénégal ñoo dànkaafu ni daañu bloqué lépp luy tribunal nekk ci réew mi ñuy sàkku boole ci ki nga xamante ni moo di maître Malick Sall tekki ndombal tànkam. Fama Dione dem ba Kédougou wax ci mouvement bi fa taxaw tudd mouvement Keme di téeméer ci Malinké di làkk bañ fay làkk foofule ci Kédougou li ko tax a jóg nag mooy daal di soqal yi diwaan ga maire ba nag bokk nañ ci ñi sos kuréel googu taxaw di Keme leeral yeeg Ibrahima Jabaxate. Keme Kédougou métropole d'équilibre mooy mouvement bi nga xam ne autorité municipale yi jot nañ ko lancé fii ci diwaanu Kédougou pour gën a mën a am adhésion massive askan wi ci initiative kii di chef de l'État bi mu jël pour ériger Kédougou en métropole d'équilibre dina doon pour équipe municipale bi mu def kent lay kattanam pour que Kédougou joue pleinement rôle am ci ville Carrefour waaye tamit ci porte d'entrée ci biir espace CEDEAO Mamadou Cissé mooy maire commune bu Kédougou. lii du loo xamante ne Kédougou daf ko xeex. wala Kédougou daf ko revendiquer wala Kédougou daf ci xëccoo ak keneen vision président de la République la bëgg-bëgg président de la République la ambition président de la République pour développer territoire du Sénégal moo tax mu ériger Kédougou ak yeneen ville en métropole d'équilibre loolu nag day wane ne état bi engagé wu def ay investissement yoo xamante ne dina créer ay liggéey dina créer ay activités yoo xamante ne population bi dootuñu soxla jóge Kédougou di dem di Dakar. Keme mooy téeméer ci Malinké mooy wane ne askan wi dundee na yaakaar bu baax a baax que Kédougou dina doon métropole d'équilibre waaye du dundee yaakaar kese xalaat nañ ne daal dinañ ko réaliser à 100%. Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. RFM bitim réew. waaw bitim réew li ci gën a fës di Mali kii di premier ministre ba fa woon nekk fa tam opposant Soumaïla Cissé moom tey jii ñu ngi koy xaar ca capitale ba di Bamako loolu gannaaw bi nga xamante ni dañ koy jàppoon lu toll ci juróom-benn weer daal di koon këfoon ba bàyyi ko nag bërki démb bi sax la daal di yegg foofu ca Gao nga xamante ne fa la fanaan gannaaw bi mu jëlee woon kan hélicoptère daal di dem foofu la ca Gao des ba léegi ca Mali ak dogal bi nga xamante ne CEDEAO jël na ko démb tegg daan yi mu tegoon ci réew moomu gannaaw coup d'état bi fi amoon fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août bi ñu génn ñoom nag waa CEDEAO daal di sàkku ci ñi nga xamante ne ñoo ŋànk nguur ga ñu fexe bàyyi kilifa yi nga xamante ne jàpp bàyyi jamono ji loolu nag kii di Ali Tunkara àndu ci moom spécialiste ci wàllum jàmm ak sécurité ci université bu Bamako nee na nag du waa CEDEAO ñoo war a wax ku ñuy bàyyi ku ñuy jàpp te tamit nit ñi jàppoon war nañoo leeral ay mbir ndaxte ñoom ñooy woon réewum Mali ñu teewlu ay kàddoom moom Ali Tunkara ci jokkoom ak Seydou Nourba. Beaucoup de Maliens voient cela une question interne. ay doomu Mali yu bëri dañoo jàpp ne lii problème interne la maanaam Maliens yi ñoo xam te ñoo ko war a fajal seeni bopp kon tey ji CEDEAO li mu mënoon te waroon ko def na ko mooy mu xool ana nan la ñuy def ba fal njiitu réew ak premier ministre am li si des nag mooy léegi Maliens yi ñoo war a yeewu xool
nan lañu def ba mën a doxal seeni réew mooy li ma wax rek kon CEDEAO fi mu ne nii war na ci génnee loxoom am na ñu bëri nag nit ñuy jiñ ne dañoo luubal xaalis ci yoon nag ñoom dañoo war a génn leeral moo tax nag junte militaire bi di wax ne ministre bi ñu tàbbi ci kaw justice bi maanaam yoon bi moo war a génn ubbi ab enquête xool ndax ñooñu def nañ ko am déet bu fekkente ne dañ ko def ñu tëj leen bu ñu deful itam ñu bàyyi leen ñu dem seen yoon. Certainement libéré. mu nekkoon Ali Tunkara di professeur ci université bu Bamako ca Mali Omar Mbow doon tekki ay kàddoom daaneel ak Côte d'Ivoire foofu nag procureur bu Abidjan daanay xam ne ñaar fukki nit bokk ci ñoom Guillaume Soro ñoom nag li leen tuumaal mooy complot ak tamit jëm na saxal karange réew mi nee na nag loolu mi ngi am gannaaw enquête boo xam te ñi ngi ko doon amal jàpp ci lu toll ci ñeent fukki nit ak juróom-ñaar ci weeru décembre ba léegi Guillaume Soro ñu fàttali ne mandat d'arrêt boobu sax moo waral ba jamono ji kon ma ngay dund fële ci réew France. RFM Sport. yegsi ci xibaaru tàggat yaram ñu ci gën a fës wàllum football ak match xarito bi war a dox diggante Sénégal ak Maroc ba gannaaw suba àjjuma lay doon Aliou Cissé nag ni leeral ci équipe bi waaye tamit ci ñàkk teewu ñi nga xam te ne ñoo gën a ràññee ci équipe bi di Sadio Mané ak Kalidou Koulibaly ak naka la ñu fas yéene def ci match bii di ñëw moom nag ñu fàttali ne moom ak ki joueuram ña nga fële ca ña Maroc kon di wéyal seen isa jëm ci match boobule leeral yeeg ndaw lañ toogal ca Casablanca ay nementiku gannaaw ba ju toogee ay weer gisante wuñu gaynde yi ak seen jaatige seen xol sedd lool. un grand plaisir. mbégte bu rëy football bi manqué woon na ma. football m'a beaucoup manqué. mu mel ni kon Aliou Cissé dafa dellusiwaat ak équipe bu mat sëkk bu ñu teel a wax ndax Ibrahima Niane ak Youssouf Badji ñoom ñaar teewuñu Rabat. mënuma taxawal équipe bi kese ak ay attaquants. équipe qu'avec des attaquants. gannaaw ñoom ñaar ñële Sadio Mané ak Koulibaly tayit. Sadio Mané qui est malade du Covid, on lui souhaite. Sadio Mané dafa am coronavirus ñu ngi ñaan mu tane ci jàmm. Kalidou Koulibaly moom li tax moom mujjul ñëw xam ngeen ni fële ca Naples état bi dafa tëj dëkk ba def ko quarantaine. de mettre Napoli en quarantaine. remplacer ñaari mbër yi ci équipe nationale bi mu dara nekk loolu luy jafe-jafe waaye Aliou Cissé dafa mel ni moom xam na ni muy tojee bopp jën a xam. il est difficile de remplacer Sadio Mané. remplacer ñaari joueurs yi nekk na loo xam ne du yomb waaye il faut que rek ñu sukkandiku ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk seen talent aussi. ci noonu ci la sukkandiku ci Cheikhou Kouyaté teg ko ci axe bi ci plan numérique bi nag damay sukkandiku ci Aliou Ndiaye waaye tekkiwul ni day remplacer Sadio Mané. il n'a jamais été question de changer Sadio Mané par Loum Ndiaye. ci noonu ci la nar a sukkandiku ba daan Maroc ak Mauritanie ñaari match xaritoo yoo xam ni coach bi nee na ala fokk rek ñu sukkandiku ci bu baax a baax ngir waajal li nga xam ni moo di Guinée Bissau Khadim Mbaye Casablanca. rajo Futurs Médias. Xadim Mbaye moom moomu di Aliou Cissé ne match beeg Maroc foofa ca Rabat dina nekk match bu am solo la pour équipe nationale dina tax mu xool équipe bi waaye tamit beneen match bi ci topp di Mauritanie doobu tamit du yomb ay kàddoom moom Aliou Cissé ak Xadim Mbaye. que ce qui est plutôt important c'est surtout l'organisation qu'on aura autour de ce match. li gën a am solo mooy organisation bi ñu war na def ci match bi jëm ci wàllu logistique. dinañ def évaluation xool lan moo dox lan moo doxul xool lan loo xam ne war nañ ko mën a def bu baax te defu na ko bu baax ndax ñi ngi jëm ci jamono yoo xam jamono difficile la ci wàllu football tey jii ñi ngi ci Maroc neex naa footballé mais ëllëg mën nañoo dem ci meneen réew moo xam ni du demee noonu Maroc nag équipe bu mag la am na ay joueurs yu baax équipe boo xam ni dañ ko war a mën a respecter ñun nag match yu mel noonu di ko am ak équipe yu mel nii moom la ñu soxla woon bu ko defee ñu mën a améliorer bu baax. oui j'ai beaucoup entendu les gens parler de la. maa ngi dégg aussi ñu naan mais coach bi la moo tax mu choisir Mauritanie li ma leen bëgg a xamal mooy Mauritanie jamono ji melul ni comme 10 ans 15 ans ci ginnaaw fi mu ne nii dañoo am joueur yu baax te aussi réew mi dafa tabax ay infrastructures yu mucc ayib kon équipe la boo xam ni dañ ko war a mën a bàyyi xel bu baax a baax di ko sóoraale ñun nag am nañu envie ak moom match bu neex waaye ku ne xam na ni ñoom duñu ay nooy neex. dañuy indi seen argument ñun tamit dina def suñu kéemtalaay kattan ndax kat ñun fi mu ne nii ñu ngi préparé li nga xam ni mooy Guinée Bissau.
mu nekkoon Aliou Cissé di entraîneur équipe nationale football bu Sénégal Khadim Mbaye doon tekki ay kàddoom ñu fàttali ne kon ni ñu ko waxee sànq Sénégal Maroc Sénégal kon gannaaw suba ajjuma lay doon foofa ca Rabat suñu gaynde sax démb amal nañ seen ñetteelu tàggatu ci terrain annexe bu stade Moulay Abdallah nekk foofule ca Rabat gaynde ne fi mu toll nii ñëpp teew nañu Mauritanie nag la ñuy dajal talaata lay doon fii ci Sénégal lay doon ci stade Lat Dior bu Thiès. am na yeneen match xarito yu war a am mu jàpp ci France bi war a daje ak Ukraine Allemagne war a daje ak Turquie Cap-Vert war a daje ak Andorre Portugal moom Espagne lay dajeel Italie di daje ak Moldavie Suisse di daje ak Croatie Pays-Bas di daje ak Mexique Autriche di daje ak Grèce. wax lu soxla léegi wàllum basket NBA di championnat bu Amérique li ñii di waa Lakers bu Los Angeles ñoom nag di gën a jege jël raay bi jël coupe bi kon ñoom dem bik nag ñoom ñoo gagné waa Miami Heat ñu ngi leen gagné 102 à 96 téeméeri poñ ak ñaar ci juróom-ñeent fukki poñ ak ñeent mu nekkoon nag seen ñeenteelu match kon ñu liñ ci mën a jàpp ci match boobu moo di ne kii di LeBron James moom daal di dugal ci jongante boobu lu toll ci 28 points ñaar fukki poñ ak juróom-ñett daal na koy dugal moom nekkoon sax meilleur marqueur match bi Anthony Davis moom ñaar fukki poñ ak ñaar la dugal fi mu toll nii nag Lakers kon Los Angeles Lakers di gën a jege jël raay bi gannaaw ñetti ndam yoo xamante ne am nañ ko nii di waa Miami Heat ñoom benn yoon lañ leen gagné ajjuma nag li ñuy def seen juróomeelu match ajjuma ci guddi lay doon bu 1h du matin jotee ñi nga xamante ne ñooy waa Lakers kon bu ñu gagné rek kon dañuy daal di jël raaya bi mu nekkoon xibaar soxal wàllum tàggat yaram. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. yegg si ci xibaar yi ñeel wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ak Anna Rocha. Frantz Fanon. Peau noire, masque blanc. L'explosion n'aura pas lieu aujourd'hui. maa ngi leen di nuyu mbokk yi mbégteel dëgg la ñu am démb bu ñu yéegee génnuk àdduna ki di Abdourahmane Dabo ñu gën ko xam ci turu Al Farouk amoon ñaar fukki at ak juróom-ñaar ne woon poète slameur ne woon champion régional bu Ziguinchor champion bu Sénégal champion d'Afrique en titre de slam depuis atum 2018 ca goxu Rufisque ci la génn àdduna gannaaw benn crise d'asthme mu nekk nag perte bu mag ci slam africain bi bu ñu sukkandikoo ci Omar Ben Khattab Keita nekk njiital Ligue sénégalaise de slam. koo xam ne foo seenoon gis ay pëñam donc nekk nit koo xam tamit dafa oyof mooy fàttali ba ñuy jógee Tchad mu am trophée bi war a ñëw ñu feete ko defal ko benn fête rëy dafa bañ parce que moom nekk nit koo xam ne dafa bëgg affaire yu rëy daal il est très effacé nit koo xam tamit bëgg weccoo loolu surtout côté texte yi moom chaque jour li muy jëm a xool lu muy jëmee jox nit ñi ak li muy recevoir si nit ñi mais jox bi moo ëppoon lu muy def daal. artiste la woon waaye nekkoon itam étudiant ca université Gaston Berger bu Ndar waroon teewal Sénégal ci coupe du monde du slam bi nga xamante ne war nañ ko amal ci weeru mai atum 2021 fële ca Paris ca réewu France mu newoon nag royukaay ci ndaw yu bëri comme moom. déjà bàyyi dafay œuvre yoo xam ni mën nañ ko utiliser. donc ñaareel bi mooy que ni moom ñu fàttali ni étudiant la woon université Gaston Berger donc nekkoon nit boo xam ni da koy booleeg art mu ngi wane nit ñi mën nga nekk artiste ba pare mën nekk intellectuel donc loolu moo xam naa ni lu mu bàyyi fii la ñaareel ñu à part ba mu gañee kii bi ñu tudd trophée ba léegi nit ñi bëri ñu ñëw ci ñun donc li ñu wax dañu bëgg def dañu bëgg mel ni comme Al Farouk donc loolu daal xam naa ne mën nañu ko retenir si moom oyofam tamit et ku bëggoon Casamance la Casamance day ñëw chaque jour si ay texam bëgg mu bëgg Casamance sax mënoo xam mu daye bi ñetteel bi mooy que ni dañu mës a toog di waxtaan di lekk Al Farouk lan nga xam moo la gën a neex boo xam ne moo lay gën a neex bu dee di mën a fay chaque weer sama facture yaay donc loolu moom dañuy jàpp si moom xam ni tamit fonkoon waajur. daanaka sax ay xaritam dañ ko fas yéene delloo njukkal ci weeru novembre gi ñu dëgmal ci bi ñuy amal finale nationale de slam ca maison des cultures urbaines bu Wakam fii ci Ndakaaru beneen xibaar bu tiis bu ñuy dàpp ni ki démb génnuk àdduna kii di